dañu bëgg bu romance beeg douceur beeg yooyu am na ñoo xam ne nag bëgguñu ci loolu hardcore bi lañ bëgg. waaw bu metti bi nay metti. non pas metti bu la metti booboo dàq nga mu metti. ban ci booboo dàq. non yaa ngi dekku ne. yaa am na ñoo ci souffrance la ñuy amee plaisir ah. nee na booboo dàq ci souffrance la ñuy amee mooy bu plaisir. sadik bi. rocci rek jàmm. monsieur Kane acca ñëwul ñu ci ñaari façon yi mbëggeel yooyu. comme ni ngeen ko waxee muy thème bu intéressé ñëpp. c'est important tey Sénégal ñëpp a ngi toog di ñu déglu. te lépp luñ fi wax rek leçon la. boo xam ne dina mën a jariñ. et comme ni ko père waxee am na ñoo xam ne ci souffrance la ñuy amee plaisir. donc am na ñoo xam ne da ngay dégg sax parfois mu naan namaray. waaw namaray. ñu lay dóor matin midi soir. mais doo dóor waaw. ñooñu xanaa ay sado lañ dóor nag. am na mais dóor ci fulla dafa am. ba non il faut ñu leeral kon ban façon dóor la ñuy wax. non kii waxul dóoru violence. waaw non ban dóor. dóor ci fulla la wax. monsieur Kane ban dóor xale bi dafa yaru kii. waaw non père nag tey wuy ma tey kii nga koy laaj. Saint-Valentin la. yaa te tamit man mii xale laa xaw ma li muy wax. pardon. may ma pardon kan mooy xale. bàyyi leen ma ñibbi waaye. yaa wa nga mën ne ngeen a egg. mais monsieur Kane man comprendre ma lu may wax donc il faut que ñiy toog di seetaan aussi comprendre yan façon bi dóor lay wax. yaa wa tu es vaincu au nom de Jésus yow la. Je crois que boo souffrance ngay wax. su kay na waaw. entrer en vigueur. dóor souffrance. xoolal kii. déglu ko rek xam nga jiitu bàyyi jàpp. fi ma gars yi bëgg a dugal. bu la kenn dugal fu ñun tey dañ fee toog pour leeral lépp. waaw merci tey kontaan ci jàkkaarloog madame Thiam yi mu indi. waa këy parce que moom lii moom yëpp tey jii ci mbir mbëggeel. bagage yi ci la bokk. man nag il faut aller droit au but. droit au parce que but. je suis difficile à comprendre. difficile à comprendre parce que comme nuñ ko waxee fii dafa nekk benn sentiment bu indescriptible kenn mënu ko définir avec exactitude wax lii mooy mbëggeel quoi tant que dundoo ko wala dalu la mënoo essayer comprendre exactement xam nga des fois di nga toog di souffrir ngay souffrir wóor na la li sentiment la boo xam ne booy ressentir envers quelqu'un tey insatisfaction boobu nga am Alima wax na ko léegi tey bu tolloowul rek forcément déséquilibre boobu dafay indi souffrance et souffrance boobu dalay sonal. mais monsieur Kane doguma la est-ce que mën na tolloo est-ce que des fois peut-être kii du am 60 kii am 50 est-ce que mën na tolloo. mais mën na bañ a ëppante yu extraordinaire différence bi mën na nekk 55 fii nekk 45 ou bien 60 40 ans d'accord donc demee taxu koo nekk benn ëppante bu extraordinaire et bu boobaa da ngeen di complétante tey bu fekkee ne nag mais nag décalage dafa am si diggante ñaari nit ñi ànd forcément souffrance dafay tax mooy njëkk a bëgg a gën a bëgg wóorul. tey xam nga boo de jëlee religion révélée yëpp yu bind ci àdduna dañ ne bëggante leen. dans la Bible Jésus il a dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. ñu bëggante jàppante. et de ce fait bi ma dégloo Alioune Mbaye Nder mu ne maladie d'amour. ma ne maladie d'amour essayer de définir maladie d'amour mooy lan mais c'est vrai tey boo ko dundee dëgg-dëgg ngay xam ne feebar nga. dëgg la ay feebar bu naqaree faj. waaw feebar bu naqaree faj. feebar bu amul docteur. il est très facile d'aimer mais difficile d'oublier. bëgg yomb na trop ay fàtte jafe. moo tax mu bëggeel dama koy tënk ci ñetti verbe. Aïssata nga ne fàtte moo jafe nga ne. kay père yow xamoon dara sax. fàttaloo fi am rek. Mbadou fàttaloo fi am waaw. mais fàtte. ak a jafe. mbëggeel dama koy tënk yaa ci ñetti verbe. muy accepter encaisser ak supporter. ku bëgg dëgg nag. nga ne day lan nga ne ku bëgg dëgg lu muy def. accepter supporter encaisser. ñett yooyu yëpp dafa métti mais boo ko deful doo bëgg. mais bu nekk ban lan mooy waral ñu ne supporter encaisser. accepter. xam nga nit da nga gis nit. waaw laajologue la. boy bu graw la. laajologue la. non. cause à effet. xam nga action bu ne am réaction la. donc lan mooy waral ci biir mbëggeel ñuy wax ne da nga war a accepter. encaisser supporter. xam nga ñetti verbe yëpp soo ko tënkee xam lan lay jox muñ. ok muñ finalité bi muñ la parce que xam nga gis nit bëgg ko te yàlla tax mënoo tëb rek changer ko wala nga bëgg ni nga bëgg mu mel ko automatiquement kon lu bëri da nga koy supporter des fois dañ naan la da nga koy comprendre da nga koy muñal lu tax nga di ko muñal parce que
matul matadem googu nag yaa koy mottali xam nga il faut accepter la personne telle qu'elle est nit ki nu mu mel nu mu am nu mu toll noonu nga koy nangu bëggee ko noonu parce que sànq am na ko ne fi boo bëggee ngir dara rek dootul mbëggeel dama mës a déglu benn waaye mu naan quand on aime quelqu'un parce qu'il est beau ce n'est pas de l'amour mu ne c'est de l'attirance mu ne quand on aime quelqu'un parce qu'il a de l'argent ce n'est pas de l'amour c'est du matérialisme mu ne quand on aime quelqu'un parce qu'il est intelligent ce n'est pas de l'amour c'est de l'admiration il dit aimer ne peut pas se définir on peut pas le définir jàmbaar ji mag jaa ko wax professeur Lamane Mbaye parce que des fois da nga bëgganteeg nit nga jël sa message ni da ngay bind message nga bind ba ci yàgg daal di supprimer xeeb li nga bind dëgg la bëgg a yokkaat mot wala nga envoyé ba ci yàgg daal ne texte bi doyul xaaral ma yokku ci kon dafa nekk loo xam ne tey boo koy jéem a tënk wala jéem a définir da ngay sonal sa bopp yaatu dëgg la yaatu mais nag buñ duggee ba ci biir débat bi jeex na yi madame Thiam indi mooy dëgg tey mooy ma émission bi nag teel naa leen prévenir moins de 18 ans la